ngeen jëf mbokki internet sans limite sn.com daleen ak jàmm ci seen récap du jour ñu digtal leen li gën a fës ci xibaar yi. Coronavirus fii ci Sénégal 11 nouveaux cas la ñu am 2 transmissions communautaires 9 cas contact ak 13 yu ametan transfert de dépôts yi amatul fii ci Sénégal ndax mbas mi di coronavirus. L'épouse du défunt Pape Diouf est infectée et Covid-19. Les nouvelles révélations sur l'affaire concernant le décès de Iba Thiam. Couvre-feu à Touba et à Yeumbeul ay jafe-jafe amatina ci wàllu woowe mbokk internet yi comme ni leen ko waxee woon ca njëlbéen ba rek dañuy tàmbalee information yi ak mbiri coronavirus fii ci réewum Sénégal suñu réew nag amatina fukki cas ak benn yu yees tey ci talaata bi juróom ñaareelu fan ci weeru avril fukki cas ak benn yooyu le nag ni la tëddee 9 cas contact suivis 2 transmissions communautaires ak 13 yu ci amee tan donc à ce jour 237 cas la ñu testé positif dont 105 yu amee tan ñaari décès benn cas bu ñu évacué fële ca France ak 129 patients sous traitement ñu nekk nag ci beneen étape te nag muy gérer li nga xamante ne ni moom mooy cas communautaire yi ndax ñooñu xamuñu fan la ñu contacté jàngoro yi Covid-19 di wax rek ñu yokk vigilance te di tënku ci mesure sanitaire yi kuréel gi ñu dénk wàllum wér-gu-yaram digtal sol ay masque le docteur Aloyse Diouf digle ngir askanu Sénégal di ko wéyal ngir aar seen bopp ci jàngoro yi coronavirus kii di directeur cabinet bu jëwriñ bu ñu dénk wàllu ko wér-gu-yaram wax na ni seenu xeex bokk na si ñu fexe ba ñëpp di sol ay masque pour que ñi amee jàngoro yi coronavirus bañ di wàll ñeneen ñi ndax it nag li leen gënal mooy un faible taux de contamination maanaam taux contamination bu yees à un bon taux de guérison. li mu daanelee rek mooy di ñaax askanu Sénégal ñu toog seeni kër tey farata rek di leen di génnee bokk na itam li gën a fës ci wàllu coronavirus mooy que ni benn transfert de dépôts maanaam néew bu jógee ci ab dëkk bu infecté nangootuñu ko fii ci Sénégal bés ni ki tey nag loolu dafay daal di dakk ñu desandi ba tey ci mbirum Covid-19 ki nekkoon soxnaas ndem si yàlla Pape Diouf la ñu testé positif au coronavirus l'ancien président de l'Olympique de Marseille mi décédé à l'âge de 68 ans ci jàngoroy Covid-19 dafa mujjoon rek wàll kii di soxnaam soosu nag si xibaar yu ñu mujjee am dañu ko interné fële ca Diamniadio grâce présidentielle wala déet li leerul woon ci libération Hissène Habré mujj na leer ki nekkoon président bu réewum Tchad nekkatul prison bu Cap Manuel et ce depuis démb ci altine 6 avril bi si boori 19h maanaam ci marax gi la ñu ko yóbbu en résidence surveillée aux Almadies pour 60 jours moom nag li tax ñu bàyyi ko mooy dañu ko bëgg aar ci risque contamination Covid-19 ndax it prison ba mu nekkoon di Cap Manuel fan yi yëpp foofu la ñuy yóbbagum ñi nga xamante ni moom la ñu teg loxo jëwriñ gu ñu dénk wàllug yoon nag di maître Malick Sall wax na ni Hissène Habré libéré wuñu ko te li mu am rek mooy moom la ñu dippee une décide d'autorisation de sortie pour 60 jours pour rappel rek ki nga xamante ne moom mooy Hissène Habré nekkoon président bu réewum Tchad fii ci Dakar ca chambre criminelle d'assises la ñu ko jugé woon ñu condamné ko woon nag en prison à perpétuité affaire Iba Thiam ab takk der la ñu soupçonné woon ni dafa dimbali woon benn ci ay xaritam bu bokk ci ñu teg loxo ci mbir mi lu ñu ko toppee woon nag mooy dañoo jàppoon ni moom dafa dimbali benn xaritam boobu pour mu àgg ca bërëb bi soirée privée boobee amoon waaye nag ginnaaw ba enquêteurs yi vérifié seeni piste section bu recherche Colobane mujj nañu yëg ni takk der boobule ca jour boobu dafa nekkoon de faction maanaam ci terrain bi pour les besoins du couvre-feu ba tey ci wàllu woowu la section de recherche am na yeneen piste ndax mujj nañu teg loxo kii di Djibril alias Ner nekk serveur fële ca Baramundi nekk boîte de nuit fii ci Ndakaaru depuis samedi nag la nekkoon en cavale ñu mujj ko teg loxo niki dimanche déglu nañ ko nag puis ñu yóbbu ko fi nga xamante ne moom mooy en garde à vue aux dernières nouvelles ñu tegaat loxo ci mbir moomule bokk na si Dame Amar Amadou Niane ak Djadia Tall ñu entendre leen nag entre brigade bu Ngor ak brigade de recherche dossier bi nag jaar na ci loxo yi ñaari brigade yooyu daal di rek teer si fii di section de recherche pour ñu xamal ñu li dossier bi aajo yëpp couvre-feu fële ca Yëmbal ay takk der bu commissariat de police bu Yëmbal le benn chauffeur car rapide naroon rek daal di fiir car rapide boobu nag dafa bëggoon forcer barrage policier yi pour rëcc ci checkpoint bu agent police yi daan amal ñu mujj ko nag teg loxo moom chauffeur bi fële ca rond-point Gàddaay ndax it nag c'était pas la première fois muy def jëf yooyu
couvre-feu à Touba ab soxna daal moo ñàkk doomam ginnaaw ba mu doon accoucher ndaw si nag dëkk ci quartier Pencum Mbay Wade ci guddik 5 jàpp 6 avril la doon accoucher devant chez elle ci noonu nag le doomam ñàkk bakkanam ginnaaw ba moom it mu ñàkk lu takku ci deret heureusement nag pour moom ay membre équipe de secours bi ñoo tuddee sécurité et prévention ñoo ko mujj sauvé yóbbu ko fële ca hôpital te jamono ji ñuy wax ak yéen nag ñu ngi yëgal ne soxna soosee mu ngi yëg tan bu baax. dañuy desandi ba tey ak yéen ci mbirum coronavirus fële ca Kër Massar ay cas communautaire nag créé nañu fa ab psychose maanaam njàqare ci sanc woowee Kër Massar nag jamono ji ab épicentre virus corona la ndax ci diiru ñaari fan ci la sanc woowee enregistré lu toll ci 5 cas confirmés dont 2 cas issus de la transmission communautaire population Kër Massar nag toll ci 278 129 habitants tere nañu leen lépp luy mbooloo maanaam rassemblement ki joxe ndigal li nag moom mooy préfet bu département bu Pikine ay mesures yu tar nag la ñu jël ngir tere lépp luy activité ki njaay fële ca rond-point Kër Massar. Ayof ay passager benn gaal la ñu yóbbu en isolement ndax dañu leen suspecté ni dañoo jóge ci ay dëkk yu amee jàngoro yu coronavirus bëri na nag jamono ji ñiy jaar ci yoonu géej gi pour teer ci fii ci dëkk bi njàkkare population Yoff nag ndax nangootuñu benn gaal di teer si ci foofu noonu village traditionnel lébu boobu nag di Yoff ginnaaw ba ñu jàmmarloo ak passager gaal googu si la ñu woo gendarmerie ngir mu régler situation boobu takk der yi nag daal di mujj ñëw ànd ak bus Dakar Dem Dikk pour yóbbu passager yi ci ab centre d'isolement pour service sanitaire yi ils sont donc mis en quarantaine pour 2 semaines. À Touba centre de traitement pour les maladies infectieuses bi ñu defoon ci village Bofel fële ca Daara Matlaboul Fawzayni ca gare routière bu Mbacké délocalisé nañu ko pour la 3e fois service direction de la santé nag ñoo wax ni rek site woowi di siège Daara Matlaboul Fawzayni dafa xat loolu ndax mënul dekku lu toll ci ñaar ci ay bloc bu 14 chambres ak benn administration ci noonu nag sanc bi nekk ca hôpital moderne bu Touba ci yoonu Daaru Murti la ñu mujj tànn ngir yeggali seeni projet traitement ñi amee jàngoro yi Covid-19. mbokk yi ñu bamtuwaat rek ne situation coronavirus jël na beneen tournure ndax ay cas communautaire lu toll ci ñaar la ñu am te xamaguñu daal fan la ñu amee jàngoro jooju ñu ngi dellu rek di ñaax askan wi ñu jëfe ndigal li ñu leen jox te mooy di raxas seeni loxo chaque benn waxtu di jëfandikoo li nga xamante ne moom mooy gel hydroalcoolique sol ay masque ngir aar seen bopp ak aarale nit ñi waaye itam ñu leen di ñaan rek ngeen wàññi seeni dugg ak génn ndax virus corona daanaka rek amul tànk amul laaf nit ñi rek ñoom ñoo koy wàllante képp ku ci yaramam sutante nag boole kook sëqët yaram wu tàng baat buy metti ak jafe-jafe yi nooy yi bul génn fa nga nekk waaye daal gaawal gaaw rek contacter service sanitaire yi ñu jël si la yóbbu la en isolement ngir mën saytu bu baax sa wér gi yaram tënku ci ndigal yi nag mooy jàmmi ñëpp. woon naa la bërki démb yaakaar naa di la laaj affaire bi nga xam ni moo xew ca Almadi ñu ciy waxi ay affaire drogue ak yooyu ba nit faatu ci ma lay laaj nga ne ma maa ngi ci enquête yi mënaguma cee waxtaan ka pare ma ci enquête yi mais man li ma ci gën a yitteel ba gën ma cee yitteel mooy quand même man booy dund sax bëgguma di wax ci yow naka sul noonu waxuma la ak nga faatu mais li ma ci gën a yitteel bokk na ci li ñu wax ni couvre-feu la ñu nekk kenn warta génn ñu defaral leen ma dégg ñu ne dañ leen a defaral ay permis wala ay laissez-passer ba nu génn baan loolu moom faaw nga leeral ma ba mu leer. waaw comme ni ñu ko waxee rek xam nga mbir boo xam ne dafa am ci foo xam ne c'est privé pour nga am ci ay xibaar day jafe. waaye gis naa ñu bëree bëri di ko wax wala di ko bind ñi booy amu ci kenn ku ci amoon laissez-passer. je pèse très bien mes mots amu ci kenn ku ci yoroon laissez-passer. ñii avant l'heure ñi woon sur place ñeneen ñaar ñi ci def bi heure couvre-feu bi ci commencé génn nañu dem nan lañ def ba dem nag du laissez-passer leen yóbbu waaw dañ leen a yóbbu foofu laa mën a yam nag dañ leen a yóbbu mais du laissez-passer leen yóbbu ke leen yóbbu nag xam naa ne enquête yi dina ko wax man mënuma ko wax waaye dañ leen a yóbbu kenn ku jigéen ki nga xam ne moo ci ñàkk bakkanam yàlla na ko yàlla xaale àjjana ak keneen ku góor ki mu àndaloon dañ leen a jëlee fañ nekkoon
yóbbu leen ca bërëb ba mais du laisser passer leen fa yóbbu. yàlla baax na. loo ci mën a dégg daal mooy. waaw. seen yaram neexul. waaw. fi réew mi toll ñu tëj nit ñi. mooy li xale wax ak fi réew mi toll. waaw. du loolu sax Ndiaye. écoute ñu tëj nit ñi ngir moytu Covid 19 ñoom ñu nekkee ci biir kër yi Covid 20. waaw loolu résultat baa ngi nii. c'est que Ndiaye lii nii dafa yaa gi nga sa bàyyi. c'est que man xam nga ki ci faatu. waaw moo tax mënuma cee sori. ak man mi. xam nga bakkan moom boo xasee ba tëdd. wallaahi. dafa am yu bari yoo xam ne da nga koy moytu. donc moo tax mënuma ci sori mais luñ ci mënti def daal ban. na ko enquête leeral rek. waaw gis nga bi ak policiers yi ñëwee. waaw ay ñetti nit lañ fa fekk. yeneen ñetti ñi daw. ñetti nit lañ fa fekk. ak ki faatu muy ñeent. waaw muy ñeent. donc nga baan waaw. dama yaakaar ni léegi xale yi war nañuy fexe. ba yow sama baay bi nga xam ni yaay sama baay yow yaa ma jur. mën nga maa ëpp ay at. ëpp ma alal mais doo ma ëpp fulla doo ma ëpp fayda doo ma ëpp jom. effectivement man c'est que damay def baay nawle man dama lay xool ngay sama baay ma diir la mbagg def la nawle ne la mën nga maa ëpp ay at mën nga maa jur ëpp ma alal waaye fulla ak fayda ak jom doo ma ko ëpp. aba di nga dégg ma koy wax sa baay day toog ci réew mi 60 ans 0 foot yow nga bëgg juddu yàq deram yàq askanam yàq sa yoon yow pour lan xam nga. di tiitaroo sa baay di la tiitaroo ko gën. mooy dëgg booy nañu jéem a góorgóorlu seen baay di leen tiitaroo. mooy dëgg diw maay baayam loolu dafa neex. diw mii di def lu baax ci dëkk bi te baax loolu nekk ci yoonu baax maay baayam loolu dafa neex di mais booy duñ jéem a góorgóorlu ci loolu waaye nekk ci dëkk xam nga fu coow amee si biir famille yow la. yàlla baax na nañ bàyyi enquête bi bu demee ba jeex xam naa ne du ñàkk ñu teg ko ci table bi. waaw mën ko waxtaanee mu gën a yaatu. en tout cas daal ñaaw na trop te képp ku ci ne na nga ko moytu nit day fexee sagal aw askanam. nit day fexee sagal ab dëkkam sagal réewam. mbokk internet yi loolu moom moo ndar képp xibaaru bëccëg bi retrouver sama naataango Abdou Ba pour xibaaru guddi gi cant ak ngërëm ñeel na leen ci ànd bi ngeen ànd ak ñun jërë ngeen jëf.